asalaamaaleykum soxna Xadijatu waaw maa ngi lay nuyu di la ziar ci samedi bi di wax ne laaj bi nga laaj am na solo donc je pense il y a 2 semaines jour pour jour samedi 18 on avait échangé sur des audios par rapport à la religion et beaucoup de questions ont été posées et on avait parlé de la religion wax ci islam iman ihsan ba wax ne que cheminement la par rapport à la religion et que ihsan bi mooy la perfection yi nga xam ne mooy di jaamu sa borom comme bu fekkoon ne yaa ngi koy gis ndaxte boo ko gisul moom moo ngi lay gis ñu jële woon ko ci benn hadis boo xam ne Omar ibn al-Khattab moo ko solo woon di woon wax tamit ne ihsan la branche qui l'étudie mooy tasawuf voilà ba tudd ci tamit tarixa di wax ne yoon la boo xam ne nit ki da see war a jaar tegu ci pour comment dirais-je mun jaamu boromam am dund bu sell bu teey ba nga xam ne bu fi jógee bàyyee ko fi génn àdduna yàlla mun ko texel mu xare àjjana àjjanal firdawsi ni ko ñu bëri bëgg te di ko tudd waaw donc question bi am na solo léegi nag dañuy wax naan kun ibnu waxtika sois le fils de ton temps nekkal sa doomu jamono waaw parce que question bi sax maa ngi siy ñëw léegi bu fekkee da nga nekk si benn société dafa am question yoo xam ne ñoo koy interpeller et yow boo siy dund da nga daf la war a mun interpeller mun nekk dans beaucoup de domaines comme en management on parle de la méthode Pestel mooy P comme sur le plan politique économique et social te technologique environnemental L légal et réglementaire voilà donc question yi interpellé société bi la yow na nga def taxaw seetlu te sax voilà wax naa Pestel mais rawatina les questions qui concernent la religion parce que diine mooy li nga xam ne moo ñuy jëriñ fii di ñu jëriñ fële yi si des yëpp baax na waaye bii tamit dafa am solo waaw ndax dañuy jëriñ fi ñu nekk jëriñ ñi fi ñu jëm incha allahu rabbi voilà donc li nga laajte mooy yow na nga seetlu voilà parce que bi ñu tuddee tarixa wax ne day nekk loo xam ne day sellal nit moo nekk donc lu am solo loo xam ne daf la war a gën a jégal sa borom nga dem ba nga xam ne foo toll yaa ngi jaamu sa borom te di ko dund voilà léegi nag nga seetlu ne tamit dafa nekk loo xam ne tamit dafa war a tax nga ruus sa borom tegu siratal mustaqim ba pare nekk royukaay référence nit ñi war a jàngee ci yow ba xam fu ñuy teg seen tànk waaye yow li nga seetlu mooy ñu ci bëri ñi nekk ci tarixa yi di wax ne yegg nañ seen borom dañuy nekk ñoo xam ne dañuy dem ba sax dañuy bàyyeeku buñ ko mënee tuddee noonu du ñu jaamooti seen borom ni mu waree gis leen ñuy def ay bàkkaar di bàyyi sax ay ponk seen diine comme lu mel ni julli ainsi de suite donc loolu jaaxal la te dañ siy dem ba dañuy jàpp ne ñoom ay nitu àjjana lañ et donc mun naa ko wax rek daal lu leen neex def loolu nag jaaxal la bu baax a baax nga doon si def benn taxaw seetlu di laajte lan moo ko mun waral voilà donc bu ñu fàtte dara ne si audio yi ñu demoon avant waxoon nañ ne nit am na ñeenti ennemi yi mooy avec la méthode mnémotechnique on parlait de nashadu donc sa bakkan mun na nekk sa ennemi seytaan mun na nekk sa ennemi say passion xawa mun nañ nekk sa ennemi àdduna tamit mun na nekk sa ennemi parce que mun nga dem ba àddina jay la ngay def naka sudul noonu donc ñeenti ma wax yëpp mun na nekk sa ennemi et mun na nekk loo xam ne mooy dem ba wër la ba ngay def naka sudul noonu te ñu jàpp ne yaa ngi tegu si yoon wala nekkoo si léegi nag boofu dañuy delluwaat si alxuraan rek ak sunna parce que nag moom mooy nekk fi ñuy mun sukkandikoo voilà dinañ indi tamit ay wax ñi nga xam ne ñoo sos tarixa yi loo xam ne ay xisa la si ñoom waaw parce que tamit nit bu fekkee dafa am foo xam ne foofu lañ la féetale il faut ñu xool tamit ñi ko sosoon nan lañ doon comporté woo voilà donc bi si jiitu sax mooy yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom nan la doon comporté woo mooy sunna bi ñu wax noonu sànq parce que c'est sa tradition mais tamit nitu yàlla yi voilà ay tarixa yi bu ñu ko jëlee tamit yi ñu ci gën a xam ñeent la voilà nekk na
tarixa xaadiriya boo xam ne ku tudd Abdul Xaadir Jeylaani waaw Cheikh Abdul Xaadir Jeylaani moo ko sosoon donc am na tarixa Tijaan avant même Tijaaniya tarixa Chaziliya ku ñuy wax Abu Hasan al Chazili moo ko sosoon tarixa Tijaaniya Cheikh Named Tidiane Chérif moo ko sos ñoom ñëpp ay chérif lañ ay descendants du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lañ ak tarixa Mouridiya mi nga xam ne Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul moo ko sos voilà donc ñu ñëwaat si alxuraan bi di wax ne yàlla dafa wax si alxuraan si suuratul Sariya la sourate 51 verset 56 ne wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yahbuduni sàkkuma jinne ak doomu aadama ñu dul ñu jaamu ma waaw donc loolu mooy li tax yàlla sàkk ñu si baat boobu noonu Cheikh Ahmadou Bamba moo ngi wax ne dama gis si alxuraan ñaari wama xalaqtul jinna wal insa illa li yaxbuduni ak wama min dabatin fil ardi illa ala llahi rizquha mu ne ma bu njëkk bi yàlla wax na ne sàkkuma nit ak jinne tam lu dul ñu jaamu ma beneen bi mu wax na lépp luy dox si suuf yàlla moo ko yoral wërsëgam mu ne ma xam ne sama wërsëg suñu borom moo ma ko yoral donc si kaw nga sabablu mu ne ma dem jël beneen moment bi mooy dem jaamu ji sama borom wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni donc mu dem jaamu boromam voilà beneen bi tamit mooy ku ñuy wax Abdallah Ibn Abbas nga xam ne cousin la ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni bi yàlla ne dama sàkkuma nit ak jinne lu dul ñu jaamu jinne ak nit lu dul ñu jaamu ma jaamu bi te mooy ilaa li yarifuni ama xalatul jinne ba ins ilaa li yarifuni mooy sàkkuma nit ak jinne lu dul ñu xam ma loolu la ñuy dégg tamit si ginnaaw parce que nit ak jinne comment dire yàlla daf leen fi yónni jox leen le libre arbitre jinne moom sax dugguñu si dama moom jotaguñ si wax mais incha allah xam naa dina ñëw si yeneen audio donc voilà léegi donc dañu war a xam suñu borom balaa ñu ko jàmm ndax yàlla moo ne xam leen ma balaa ngeen maa jàmm ndax bu ngeen ma xamul nu ngeen may jaamu donc nit jaamu moo ko indi sur terre voilà léegi tamit dafa am loo xam ne dafa am solo mooy dafa am loo xam ne moom la ñuy wax istixaama mooy tegu si njub. waaw loolu nit da see war a tegu te beneen aay bi may indi nii sax dina ko gën a firndeel voilà dina ko firndeel parce que alxuraan boo ko jëlee am na surat bi ñuy wax suratul hijr mooy la surat 15 ñaari aay yu mujj yi mooy les versets 98 ak 99 foofu suñu borom mu ngi wax naan fasabbih bihamdi rabbika wa kun minal sajidina wa'budu rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin mu ne bo fasabbih bihamdi rabbika tuddal comment dirais-je glorifie le nom de ton Seigneur et sois de ceux qui se prosternent et voue un culte à ton Seigneur jusqu'à ce que devienne la certitude mooy yaqin di dee voilà donc foofu day wane ne que nit buy jaamu boromam daf ko war a jaamu ba dee taxaw loolu la ñuy indi foofu noonu et maam Ousmane Sy nga xam ne doom na si Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh da doon expliqué ne xaw ma ban aaya la Alaaji Abdou Aziz Sy Dabakh déggul waaye boobu dégg na ko waaw ndaxte ba muy génn àdduna te Alaaji Abdou mu ngi judd 1904 gaañu 1997 donc il a vécu 93 ans te ba muy génn àdduna moo ngi joxe instruction nee na moo nekkoon ak moom toog ak moom si néeg bi yëpp ainsi de suite mais mu koy jox instruction di ko wax lan ak lan ak lan la ñu war a def di joxe instruction donc day wane ne que sa jaamu sa borom moom dafa nekk loo xam ne warul la wàcc ba keroog dee di ñëw voilà donc ñooñu ni ñuy comporté woo loolu moo si nekk lu xaw a doy waar beneen bi tamit ñoo ngi wax naan dañoo yegg si yàlla bu ñu indee tamit ay alxuraan am na verset yoo xam ne ñoo ngi nekk si suuratul Waaqiya surat 56 verset 10 ba 14 foofu yàlla mu ngi wax naan wal saabixuuna al saabixuuna ulayka al muxarabuuna fi jannati nahimi sulatun minal awalina wa xalilun minal axirina mu ne ñi nga xam ne ñooy topp les instructions du Seigneur mooy digle suñu borom yi ñooy ñi nga xam ne ñooy njëkk si àllaaxira
voilà donc mu ne tamit fu ñuy nekk mooy si jannatul naïm yi mooy si àjjana yi nga xam ne dafa may diris balaa ma yegg foofu sax maa ngi tëb daf ne al saabihuun ulaa'ika al muqarrabuuna ñii ñooy ñi nga xam ne ñooy les plus rapprochés d'Allah ñi nga xam ne ñooy njëkk topp instruction yi nga xam ne suñu borom joxe na ko sur terre bu ñu demee àllaaxira ñooy ñi nga xam ne ñooy ñiy jiitu ñooy ñi nga xam ne ñooy ñiy rapproché wax na tamit ñoo ngi si dañuy nekk jannatul naïm yi sunnatun minal awwalina wa xalilun minal axirina ñu bëri lañu woon si jamono yu njëkk ya waaye ñu néew lañ si jamono yu mujj yi moom la ñuy gis nii donc ne jege sa borom donc loolu nekkul lu yomb donc nekkul lu yomb voilà donc mu ngi noonu beneen bi tamit ñoo ngi wax si suuratul Kahfi mooy la sourate 18 aya numéro 107 ak 108 yàlla ngi wax foofu noonu ne inna lazina amanu wa aminu saaliyaati kaana lahum jannatul firdaws nuzulan xaalidina fiha la yabghuna anha iwalan donc ce qui croit ñi nga xam dañoo gëm tey def lu baax jannatul firdaws la ñuy nekk waaw baat boobu ñoo ngi faral tout le temps di ko dégg àjjanal firdaws waaye dina ñi gëm tey def lu baax jannatul firdaws la ñuy nekk te duñ fa jógee abadan te tamit duñ bëgg benn changement foofu ñuy nekk voilà donc ceux qui croient accomplissent de bonne œuvre auront pour demeure les jardins du Firdaws où ils demeureront éternellement sans désirer aucun changement donc mu ngi nii yàlla dañu fi indi pour ñu jaamu ko jaamu bi tamit dafa war a nekk jaamu boo xam ne day sax dàkk ba keroog dee di ñëw beneen bi tamit mooy comment dirais-je àjjana boo ko bëggee il faut nga gëm sa borom mais tamit nga jaamu ko def lu baax loolu la te tamit nag li ñuy seetlu mooy si jamono yu njëkk ya ñi nga xam ne def lu baax ñi san borom sant dara nga jóg taxaw temb di ko def mooy istixaama ba mu doon wax di def lu baax bàyyi li bon si jamono yu njëkk ya dañ ko gënoon seetlu waaye léegi néew na voilà donc yëpp day tax nit ki bu taga toppul loolu noonu instruction yi noonu mooy indi yenn dérive yi voilà léegi tamit bu ñuy jël royukaay mooy référence Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom bi nga xam ne yàlla wax na ko si alquran si suuratul Isra mooy la sourate 17 aya 79 ne ko guddi gi une partie jël ko ngay jaamu sa borom dina la dekkil si maqamal mahmudan mooy une position de gloire donc del la jóg di julli si guddi gi muy donc di def loolu di topp ndigal suñu borom boobu maqaam mahmud nag mooy la position de gloire maqaama mënu ko gën a rëy ndax keroog bés penc bu ñu taxawalee ba bés penc taxawee suñu borom dina ko jox lu ñuy wax maqaamal dina ko jox lu ñuy wax shafaatul uzna ak shafaatul kubra mooy la grande intersection ne ko la grande intersection mooy ramm la rand bu mag bi parce que bu ramm bu mag bu ñu demee ba nga xam ne bés penc taxaw na naaj bi dina tàng te ku si nekk di nga bëgg ñu ramm boobaa dinañ jaar si yonent yu bëri fii sax bu ñu ko fi naree indi day gudd peut-être mën na ñëw si beneen waxtaan léegi nag Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam lan la yàlla rek di may mu ñëw ne pour ñu àtte te nit ñi dañ koy noon soxla voilà donc loolu suñu borom defal na ko léegi nag Aïcha si hadis ñëw na daf ko gis muy julli guddi di julli ba tànkam am na mu mel daal voilà pour bañ a dugg say détails tànk yi donc am na nit bu taxawee taxaw yu yàgg am na nu mu jeexee du muy def si yow bi mu ko laajee mu ne ko yow suñu borom wax na si alxuraan nekk jéggal na la say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj loolu mu ngi suratul Fatiha fathu plutôt la sourate 48 boo demee inna fatahna laka fathan mubin yaxfira laka allahu ma taqaddama min zanbika ma taaxara yuxtima nihmatahu alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima suñu borom di ko wax ne ko wayan sur tegaat si te ne wayan sur ko allahu nasran azizan ne ko jox naa la une victoire éclatante dinaa la jéggal say bàkkaar yu njëkk ak yu mujj yàggali si yow samay bienfait sama yërmande teg la si tamit li ñuy wax siratal mustaqim dinaa la indil tamit ndimbal boo xam ne bu rëy la waaw foofu suñu borom wax ko loolu Aïcha nag wax ko ne ko nag lii la sa borom defal yëpp doo wàññee ni ngay jaamoo julli gi yu daal ndax sa tànk yi ni mel métti na mu ne ko afala akuna habdan shakuran est-ce que du ma nekk
jaam buy sant suñu borom. Donc moom gis nañ ne lu mu gën a jege jege boromam suñu borom jox ko garaat yëpp mu nekk xayru xalkula gën gi mindeef bi nga xamee ne laaj nañ ko ndax doo wàññi ni ngay jaamoo julli bi moom dafa ne dafa war a sant boromam. Donc nit lu la suñu borom debal da nga war a gore dellu ko njukkal waaye waroo dellu ginnaaw. Donc jaamu suñu borom noonu la war a demee da nga war a gën a farlu gën a sóobu si li ngay jaamoo sa borom. Donc question bi nga posé donc moo ngi noonu donc par rapport ak aljana firdawsi bi nit ñi bëgg ba nay yegg nañ foofu nekk ay nitu aljana wax na ni il faut nga nekk koo xam ne da nga gëm di def lu baax. bu fekkee ni jege suñu borom mooy ñi nga xam ne li suñu borom di digle dañ si war a góorgóorlu te ñoo si war si góorgóorlu sóobu si lu suñu borom santaane rek ñu def ko lu mu tere ñu bàyyi ko. voilà donc loolu la et tamit jaamu borom bi tam dafa war a nekk loo xam dafay sax tak ndax loolu moo ñu fi indi wax nañ ko beneen bi tam mooy da nga war a jaamu sa borom ba keroog tamit dee di taxaw. waaw bu ñu ko mënee tënk noonu léegi nag comme audio bi dafa gudd dinaa indi beneen boo xam ne incha allah dañuy indi waxu ñi nga xam ne ñoo sos tarixa yi ay wax yoo xam ne ay xissa yu ñu def si ñoom te tamit nekk loo xam ne dafa war a gën a dëgëral jaam bi si jaamu yàllaam waaye warul nekk koo xam ne dafay am ba benn tolluwaay jàpp ne moom dafa war a teggi tànkam di def naka su dul noonu te ñoo ngi doon wax tamit si audio yi passé ne ay bàkkaar moom nit daf ko war a moytu ndaxte si surat 74 suratul la sourate 74 donc le revêtu d'un manteau foofu yonent salaa salaam yàlla nga koy wax naan ko purifier say yére et de tout péché écarte-toi waxuñ ne bàkkaar bi wala bee ay bàkkaar moom sori lépp rek donc moo ngi noonu suratul mudassir voilà donc dinañ indi beneen audio boo xam ne ñu indi si waxu nitu yàlla yi nga xam ne ñoo créé sos tarixa yooyu ak ni ñu doon comporté woo et nit je pense que bu dee am na foo xam ne foofu lañ la féetalee war nga ñi ko sosoon jiite ko liñ doon def sa tànk nekk foofu warul teggul ma ne ko warul teggeeku te tamit ñu ngi doon wax fee tamit ne maa xalatul jinna wal ins illa li ya'buduni waaye tam nga ne maa xalatul jinna wal ins nañ jàpp tamit ya'buduni bi illa li yaarifuni ndax yàlla moo ne xam ne ma balaa ngeen maa jaamu si hadiisul xudsi ndaxte boo ma xamul noo may jaamoo. waaw hadiisul xudsi nag boo dégg ñu koy wax dafa am hadiisul nabawi ak hadiisul xudsi hadiisul nabawi c'est par rapport yonent saa salaam bi mu nekkee ak saxaaba yi ni mu daan comporté ak ñoom di wax di def ak lu mu daan fekkee ñuy def waxu si ainsi de suite loolu lañu recueillir mu nekk tradition yonent bi. hadiisul xudsi nag suñu borom mooy adressé wu si yonent bi salaa salaam direct sans l'intermédiaire de Jibril am lu mu koy sol di ko xamloo mu koy wax doomu aadama yi. li si des nag beneen bi mooy alquran moom Jibril la ko suñu borom jox donc 114 surat yëpp mu indil ko Seydina Muhammad salaa salaam ñu dajale ko mu nekk alquran al karim. voilà donc incha allahu rabbi dinaa ñëw si beneen audio boo xam ne ñu indi ñi sos tarixa yi ak ay xissa yoo xam ne nettali nañ ko si ñoom incha allahu rabbi jërëjëf.